Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës électrique ba nekk service cardio di fan yi fajee ñi am jàngoro xol ci hôpital Aristide Le Dantec dafa amoon ab lakk-lakk bu fa am waaye ne ñu nag amul dara daal loo xam ne indi na ko fa ci ay yàqu xanaa koy ay gàllankoor yamamaay bu nu sukkandikoo ci ñu yore xibaar yi aju ci bërëbu fajukaay boobu bilee beneen ponk mbokk yi aar li nu bokk dañuy amal ab dox fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar ngir ñaaw lu nee ñu la laxasu ca gannaaw contrat yi aju ci wàllum pétrole bi waaye itam nanu yore fer bu Falémé ak itam ni ko nguur gi jëlee bëgg koo jox ay doomu Turquie ñoom plateforme boobilee daañu dox ci diggante Pikine Parcelles Assainies jàpp Géejawaay waaye itam ne ñu daañu dem ci ëttu kër diine yi nguur ak Sénégal xam ngeen ne président de la République yëkkati woon na ay kàddu lu jëm ci wàllum yàq geek taxaw seetlu bañ ca nar a def bu mel ne xibaar ba jiboon jëfees na ko ndax lu jëm ci wàllum téléphone yooyu wàññi nañ ca lu takku li ko dalee juróomi junni la ba juróom-benn fukk ci ay junni ana yan service la mbir mi soxal dogal yañ ca naka jël tontu lii nag ak ki nga xamante ne si moom mooy sunu ko gan di Alioune Badara Diop Alioune Badara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. mu ngoog yow yaay secrétaire général adjoint bu nguur gi ci kanam tuuti daañu waxtaanee lu ñu mel wax itam lu jëm ci wàllum njàng ak njàngale ak Cheikh Kanté di jëwriñ bi ñu dénk wàllum plan Sénégal émergent moom itam moo dox diggante ak nguur ak Sénégal ak jàngalekat yi ci dogal yéen ñuy jël ña ci yëkkati ay kàddu di waa SAEMS ak waa CUSEMS ñoom rek la ñu wax rek mooy lu jëm ci Cheikh Kanté moom mu ñu jox li ni mel rafetlu nañ ko waaye la ñuy xaar ci moom mu baral rek tànk yi ndax dige yooyee ñu mën koo jëflanteel tàggat yaram ak coupe du monde bu basket ca waa diwaanub Chine sunu gaynde yi lajjati nañu kanamu Australie duma nañ leen ci juróom-ñetti fukki poñ ak juróom ci juróom benn fukk ak juróom-ñett ci kanam tuuti di ngeen dégg ci biir xabaar yi ku ci mel ni Maurice Ndour ak Mor Bassine Niang mënu fa yabal record la fa teewal ci groupe Futurs Médias la bokk li ci yenn kay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ngeen taaxee lu ma ñëw léegi ñu faram fàccee. ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias benn waxtu toftal na juróom-benn simili xibaaru diggu bëccëg gi dañu koy doore ak nanu ko junjee poste électrique ba ca service cardio bu hôpital Le Dantec moom moo am ab lakk-lakk boo leen déggee nag service cardio xam ngeen ne mooy bërëb ba nuy saytoo lu jëm ci xol ak lu ni mel ñu ne nag daal daanaka amul benn jafe-jafe boo xam ne mbir mi juddoo na ci bu nu sukkandikoo ci ñu yore bërëb boobile du ñàkk ñu dellu siwaat ci suñu yeneen jataayub xibaar ñu wéyal xibaaru diggu bëccëg gi wax ci leneen muy ca diwaanu Saloum moom lu ëpp ñetti téeméeri doomu aadama ligne électrique haute tension bu OMGVG da leen a laal foofee ca diwaan ba bu nu sukkandikoo nag ci ki yore projet boobu mu ne ñoom ñi nga xam ne rek mbir mi da leen a laal dinañ leen jox sa seeni ndàmpaay mu ne nag projet la boo xam ne ñeenti réew yu seq boobule kuréel ñoom ñoo ko bokk mu nag toll ci lu ëpp junni ak juróom-ñaari téeméer ci ay kilomètres ci ligne boobu lañ ci def ci ay koppar ay milliards yi milliards la ci noone dañuy teewlu ki nga xamante ne si moom mooy Babacar Ndaw nekk secrétaire général bu OMVG. fi ñu toll nii ñu ngi ci volet bi nga xam ne moom la wax interconnexion maanaam dañuy def ay lignes yoo xam ne électricité lay transporter. ligne yi nag toll na ci 1700 kilomètres maanaam junni ak juróom-ñaari téeméeri kilomètres buñ ko xaymaa sax mën nañu wax ne Sénégal 700 kilomètres yi fi la nekk ak nag day ànd ak nag ay poste li ñuy wax poste de transformation parce que ci poste yi dañ mën a foofu lu courant bi di jógee di dem pour servir fi ñu koy utiliser donc projet boobu projet bu mag a mag la. projet boobu mobilisé nañ juróom-ñetti bailleurs de fonds extérieurs ci yi gën a mag ñoom Banque mondiale ak BAD. enveloppe bi toll na ci 722 millions de dollars xaw na takku état yi nag suñu réew yi aussi lemuñ seen loxo ñoom tam dañ ci bokk ci financement bi maanaam lépp loo xam ne volet social ak environnement ñoom ñoo ko saytu volet social et environnement mooy permettre ñu mën a fay ñi nga xam ne
projet bi dina leen laal wala mu laal seeni activité loolu aussi jublu nañ ci def nañ ko fii ci Kaolack par exemple ci région bi wër Kaolack amoon fay nañ fi lu mat ñetti téeméer ak fukk ak benn ci ñoo xam ne dañ leen impacté. weer xibaaru dégg bëccëg gi wax ci leneen muy aar li ñu bokk mi fas yéene amal ab dox fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar bi ngir nag nee ñu ñaawlu la làqu ca gannaaw contrat yi aju ci wàllum pétrole bi waaye itam nanu yore fer bu Falémé kañ ca joxañ baaraamu tuuma nag ne ñu nguur gi moo bëgg a jël daal mbir mi dénk ko rek ay doomu Turquie nañ ko defee nag neexu leen. moo tax plateforme bi nag ne dinañu amal campagne jaarale ko ca Pikine Parcelles Assainies waaye itam dem ba Guédiawaye daañu dem itam ci kër kilifa diine yi ak kilifa aada yi ngir waxtaan ak ñoom ci lu ni mel. ñu wax ci dem bekk dikk bi ak règlement 14 bi yomowa loolu nag mi ngi soxal lu jëm ci charge à l'essieu di woto yu mag yi ak nanuy safee nga xam ne nag ñoom ñooy dawalkat yi ne lu jëm nag ci taxe yooyu ñu bëgg a gàll ci seenub ndodd duñu ko fay tey duñu ko fay ëllëg dañoo sàkku rek nag ci nguur gi mu jëli pexe ngir jàppale leen ci noone dañuy teewlu kenn ca ñoom Pape Diallo ñang lay wuyoo kaddu yi mi ngi ko dénku seenu caam ak Ahmadou Bamba Samb. am benn façon bu muy doxale mooy xaalis bu muy jël transporteur rek bu weer woowu dee mu xeeb ko indi beneen léegi ñi ngi doon def PTAC mu xëy na dafa bëgg léegi di peese oto yi benn tànk par benn tànk maanaam ni ma la ko mën a xaymaale ci pèse à l'acier boobu mooy yow miy voyage yor particulier jël sa aaw ak sa ñaareel def ko ci ginnaaw mun la ñoom ñaar ñëpp ku nekk gauche côté gauche ak ku nekk côté droite ñoo war a tolloo poids te loolu ñu ngi ko war a réglé ci entreprise de plateforme ya nga war a jógee mais au lieu mu dem ci plateforme yooyu mais ci kaw transporteur la koy jëlee te raket seen xaaj bi su yàlla saak mu indiwaat ko nag tey ñu bañ koo appliqué ba keroog ñuy waxtaan mesure d'accompagnement bañuñu ko nag bu dee defar moo ko tax a jóg waaye nag ñi nga xam ni ñooy plateforme yi UEMOA wax ni plateforme bi nga xam ni dafa am tonnage bu muy génnee boo xam ne plateforme bu mag la kon dafa war am ay pèse à l'acier na former chargeurs yi mais du chauffeur mooy nekk menee ba di chargé chauffeur rek le chargement transporteur du def buy chargé yóbbu ay menee ba di leen former kon chargeurs yooyu mooy plateforme yi ñoom ñoo war a am ñu former ñuy chargé oto yooyu mais plateforme yi jéemuñu ko mais toujours ci kaw transporteur bi la ñuy dal. ngeen fas yéene jëm ci maanaam taxaw jusqu'à nouvel ordre rek ba keroog ñuy delluwaat ginnaaw wala ba keroog ñuy toog waxtaan ba ñun ñu mën cee gis suñu bopp. ñu wax ci leneen muy jëwriñ bi ñu dénk wàllum plan Sénégal émergent dénk nañ ko itam ab liggéey mu aju ci waxtaan wala boog jéego yi nguur gi di dox digganteem ak kuréelu jàngalekat yooyu ak seen i kuréel bokk na ca waa SAEMS ak waa CUSEMS ne lu ni mel lu jaadu la waaye li ñuy sàkku rek ci jëwriñ ji nga la mu baral doxin wi ndax diggéeya ñu mën koo jëfee balaa jafe-jafe di ci am Fatimata Touré Amadou Ba Thiaye leeral. Cheikh Kanté ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu PSE moom nag lañ daal di tabb ngir rek mu daal di woyal accord yi nga xam ni gouvernement du Sénégal xaatimoon na ko ak enseignants yi ci atum 2014 ñu daal di koy dàbbaliwaat ci 2018 tey nag enseignants yi bëgguñu leneen lu dul rek ñu daal di jëfee accord yi lee. accord yi ngay wax noonu daaw gis nañu jafe-jafe yu rëy am ci njàng mi. nit ñi waxtaan ba signé bataaxal ñu tuddee ko protocole d'accord mais lu ñu gis moom bu ñu xaymaa protocole d'accord bi nguur gi gis nañu amul volonté politique njàng mi du priorité te fas yéenewul matérialiser accord yi. ñu am nag ay exigences ñoom enseignants yi lee ñoom nag tey lu ñu bëgg rek mooy ñu xoolaat li nga xam ni rek mooy système de rémunération. tey bu ñu buggee jàmm dañu war a def un système de rémunération juste équitable rénové motivant et attractif mais ubbi nañ ci ay waxtaan daje nañu ñaari yoon wala ñetti yoon ak nguur gi mais gis nañu ni nguur gi daal bëggu ca régler mbir moomu te mbir moomu tey. mënuñu ko bañ a régler. waaye nag ñaari syndicats yi ñoom jàpp nañu ni am nañu yaakaar bu baax gannaaw rek tabb nañu benn médiateur bu yees li leen nag ngir seen i bëgg-bëgg daa ci antu. ñun du ñu nekk ak le ministre Cheikh Kanté pour discuter du protocole d'accord ou sur des questions de revendication déedéet c'est la matérialisation des accords yu ñu signé bu boobaa la personnalité de Cheikh Kanté dafay nekk koo xam ne dina mën a xool. pour tel ministère liggéey bi dox na wala doxul
et puis il rend compte au chef de l'État pour tel secteur et pour telle question baax na wala baaxul. njiitu réew mi daati tabb Cheikh Kanté ngir rek mu daati wëyal liggéey bi nga xam ni commencé nañ ko depuis 2014 tey nag moom mi le sax dina nekk diggante nguur gi ak ñi nga xam ni ñoo di enseignants yi ngir nag daati wëyal accord yi nga xam ni signé nañ ko depuis 2014 ba tey. Fatimata Touré ñu sant la gërëm la waxoon nañ leen ko itam ca njalbeen ga mu mel ni nguur gi wala bokk njiitu réew mi jël nay dogal lu jëm nag ci dotation yi jëm ci wàllum téléphone bi des ko wàññi bu baax a baax ci koppar yi ñu leen doon jox ana itam yan service la mbir mi soxal tontu li ak Mame Birame Diouf. forfait illimité nga xam ne nag amoon nañu ko loolu la ñu dindi ko andi léegi nag ab montant goo xam ne ni weer dinañu xam ñaata la gannaaw décret 2019 1310 nga xam ne ni président de la république Macky Sall xaatim na ko fukk fan ak ñeent ci weeru août gi ñu génn waaye ci article 2 ba ñuy xam ne nag ni personnelu ministère des forces armées ak personnelu ministère de l'intérieur bokkuñu ci kon agent ya nga xam ne ni ñoom la soxal te sax ñu war ko jëfandikoo ngir seen téléphonie mobile ñu xam ko bokk na ci lu toll nag ci juróom-benn fukki junni ñu jagleel ko ministre d'État yi ministres yi secrétaire d'État yi président conseil constitutionnel ak ña nekk ca conseil googe premier président cour suprême procureur général près la cour suprême lu toll ci ñeent fukki junni ñu jagleel ko it ambassadeur itinérant yi président chambre yi président de la cour suprême premier avocat général près la cour suprême premier président yi nekk ci cour d'appel procureur généraux yi nekk ci près la cour d'appel président de la CREI ak procureur spécial bu CREI ñaar fukk junni di kon allocation ga nga xam ni te jox nañu ko secrétaire généraux yi nekk ci ministères yi directeur de cabinet yi conseil spécial présidence de la république ak conseil technique ya nekk ba tey ca présidence directeur administration centrale bu justice montant bi ci gën a tuuti nag toll ci juróomi junni ñu jagleel ko rek kon chauffeur particulier bu président de la république ak assistant particulier yu ministre. Mame Birame Diouf ñu sant la gërëm la ñuy dalal secrétaire général adjoint bu nguur gi di Alioune Badara Diop ñu seetaanandoo élément bi njiitu réew mi waxoon na ko mu mel ne itam jëfe nañ ko. waaw maa ngi lay nuyu bu baax. njiitu réew mi waxoon na ko déjà li ñu war a jàpp mooy xam ne. lii am nii du lu ñu toog tey def ko tey mbir la moo xam ne depuis 2012. bi excellence monsieur le président de la république yëg ci en 2014 lañ njëkk wax ne nañu xoolaat doxalinu administration jëm ci wàllu téléphone yi. ak yeneen i anam bi ñu xoolee wàllu téléphone bi jamono boobu facture bi boo ko xaymaa mu si diggante ñaar fukk jëm fanweeri milliards. ñu ne nañ ko saytu. nañu xam kan moo yor lii ku yorul lii ligne fixe yi fan la ñu nekk ligne mobile yi fan la ñu nekk. Très bien. saytu boobu moo indi première mesure. ñu ne déjà ligne ouverte yi amoon. nañ ko escompté maanaam ku ci nekk dafa am montant boo xam ne moom lañ lay jagleel weer wu ne. def ko ci téléphone nga di ko jëriñoo pour booy liggéey. ligne fixe yi tamit ñu am montant bu ñu jël fixé ko ci muy escompte. deuxième bi mooy ñu signé benn protocole avec Sonatel. boo xam ne mooy tax ñu mën def le suivi ci à travers commission bi nga xam ne moo yor mbir moom ñetteel bi mooy ñu fexe ba administration seen biir bu ñuy jokkalante amul fay loolu 2014 la bi ñu defee évaluation bi ba yëg si maintenant gis nañ ne facture bi wàññu ko na waaye wàññiku ba mu wàññiku du noonu la ko kilifa réew bi bëgg ñu ne donc na delluwaat xoolaat mesure bi évaluer contrat bi ñu amoon ak Sonatel ci loolu moo indi ñu ne désormais li ñu bëgg mooy fin septembre bii état du Sénégal du jot facture bu jóge Sonatel mooy ligne yi nga xam ne yëpp ligne mobile la nekk ci administration dañuy fexe à partir du 1er septembre ñu restreindre nga xam ne ñoom danañu jot appel mais duñu mën a woote fin octobre au 1er octobre plutôt kenn dootu ci mën a woote à partir si ligne yooyu ñu jël nag léegi li nga xam ne moo ci nekkoon ci alal bu ñu si doon def non seulement ñu wàññi ko mais ñu wàññi ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ñi ko yellool ba tax léegi xaalis boobu lañ ci coppati ku ci ne ñu am lu ñu dolli mu nekk allocation forfaitaire weer wu ne ñu tegal la ko pour yow nga mën a wute téléphone. Très bien. Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement yan service la mbir mi soxal. service administration yëpp la soxal parce que li ñu war a comprendre mooy du agent état yëpp ñoo am ligne téléphonique bu ñuy woote
dafa am kilifa yoo xam ne ñoom la ñu jagleel loolu. ngir que bu fekkee ne newuñu si seen bërëbu liggéeyukaay. bu ñu génnee li ñuy wax continuité administration ñu mën ko assurer. Très bien. mooy un ministre bu génnee nekkul bureau bu nee Dakar wala mu nekk Diourbel. mu mën di continuer di jokkoo ay services am bu mu war a dem mën ko régler. donc loolu mooy objectif bi. terewul da ku nekk da nga am sa bureau li ñuy wax ligne fixe mooy jokkalante bi nga xam ne moom la ñu njëkk a am avant portable di am. te loolu mu ngi Très bien. tey jii ministère des forces armées. ak ministère de l'intérieur ñoom ñoo bokkul ci mesure bi parce que comprendre nga ne ñooñu liggéey bi ñuy liggéey am na lu mu tëdd ba tax na ñooñu dañ leen jagleel montant boo xam ne ñoom ñooy xool ci seen biir kër nan lañ koy organiser ñu jagleel ko ñi nga xam ne ñoo ko yelloo seen biir service. Très bien suivi bi sànq yaa ngi ko junj mais foog naa ne lu am solo la ñu def ci taxaw seetlu suivi bi naka ngeen ci gën a mën a liggéey fas yéene liggéeyee. actuellement déjà am nañu lu ñuy wax comité de téléphonie. boo xam ne liggéey mooy saytu di xool. liggéey bi fu muy jaar. fu mu nar a sooxee ñu dab ko. mais fexe ba lii président bi décidé ñu mën ko doxal ci doxalin boo xam ne anam yi mu ko bëggee. noonu lay dem. te yeggalu gu ñu parce que lii téléphone yi mobile la. suñu paree dañu bëgg a jublu si téléphone yi fixe bi. parce que téléphone yi fixe bi tamit gis nañ ne li ci état bi di fay par weer jéggi na li nga xam ne moom la war a nekk. jéggi na dayoo. donc war nañ ko defaraat organiser waat ko am na lu ñu ci liggéey. mais bu ko kilifa gi validé danañ ko génne teg ko pour que administration bi. du wàññi doole administration. mais fexe ba yàqanal li nga xam ne moom administration di liggéey. te du tere la ñuy xaar ci moom ci résultat bu mën ko am mais ñu fexe ba resserrer. moyens yi nga xam ne moom lañu teg si loxo am. très bien kon su ma la déggee ngay wax peut-être kenn koo xam ne dangaa nar a def lu ëpp li ñu la wax amul possibilité. non aujourd'hui ku ci nekk li ñu la alloué. moom nga mën di jariñoo. amul possibilité jël leneen. amul mënul nekk. gannaaw loolu tamit téléphone fixe bi dafa nekk soo nekkee si bureau war nga mën a woote ci téléphone fixe. parce que ñun ñëpp dañuy jël habitude même da ngay toog si bureau téléphone fixe nga jël si téléphone portable bi si woote te gis nga ne téléphone fixe outil la moyen la boo xam ne moo gën a wóor parce que amul perte réseau te koo ci bëgg jot bu nekk bureau da nga ko mën a jot ci anam yi nga xam ne noonu la gën mais est-ce que téléphone fixe boobu aussi ci bureau yi rek lay yem ndax dañuy gis parfois da ngeen ko def de sorte que ci bureau ci entre ñoom rek lay mën a woote wala mën nga woote feneen. non téléphone fixe yi si bureau yi lay yem mais actuellement système bi ñu bëgg a def ci biir mooy képp kuy woote ci téléphone fixe te nga bokk ci administration bi ci sa ligne ñu identifié ko ci doo fay téléphone fixe buy woote ci ko beneen service administration amul pay donc loolu ay yombal la yoo xam ne dafa nekk ci biir voilà ñu wax itam ci mbir boobu ba tey sànq yaa ngi wax ne koppar yi am na fu ñu koy teg foofu itam je crois que c'est important ñu dellu siwaat ci ndax ab amaana am na ñu leen ko doon jox te yelloo luñ ko loolu yëpp da ngeen koo récupérer waat ndax koppar yooyu tey ji fan la mën a dem pour téléspectateur bi déjà ñëpp xam nañ ne Sénégal am na soxla yu rëy ci wàllu wér-gu-yaram am na soxla yu rëy ci wàllu éducation am na soxla yu rëy ci wàllu mbënd mi nga mooy gis ñu am na soxla yu rëy ci wàllu tali mais xaalis bii war nañ ko dañ koy jël dugalaat ko ci secteur yoo xam ne mooy les secteurs prioritaires mooy fexe am liggéey fexe ba hôpitaux yi ñuy renforcer seen plateau yi pour que nit ñi di mën a faju si anam yoo xam ne moo gën a baax fexe ba nit ñi di dem di dikk su mu gën a baaxee mais également nit ñi di jàng pour question revendication yi posé yëpp xaalis bi war na mën a régler question yi nga xam ne ñoom dañ koy posé pour mën leen dimbali ñu mën a taxaw yi nga xam ne mooy askan bi. Très bien est-ce que itam xalaat ngeen yeneen mesure mu soxal ci yeneen parce que président de la république mu doon ngaañ yemuloon ci téléphone mi doon wax ci wàllu oto yi ak yu mel noonu ndax am na yeneen mesure itam yuy ñëw yu concerné amaana ñu doon jox loo xamante ne si mën nañ ko récupérer ñu ko doon jox ñu ko yelloolu. am na yeneen mesure yoo xam ne mu jëm ci wàllu oto yi wàllu entretien oto yi wàllu carburant oto yi loolu dana yëg si te loolu dafay ñëw fekk c'est déjà mesures yi nga xam ne jëloon nañ ko ci wàllu logement xam nga tey jii wàllu logement administratif logement de fonction loolu dakkal nañ ko logement de fonction yi boo seetoo gouverneur rek préfet yi sous-préfet yi ñoo ko am mais ci administration centrale yu si bëri amatuñu logement de fonction lu ci am lu néew lay nekk te dafay jeex ñaareel bi mooy fexe nañu ba bâtiment yi nga xam ne moo nekkoon ci administration maanaam ministère yi luy woon ay bâtiment yëpp contrat yooyu dagg nañ ko tey jii état bi du fay loolu parce que fexe na ba defaraat building defaraat jëm njaajo ba service yooyu am fu ñu nekk foo xam ne si alalu état la ñuy liggéey mais dootuñu liggéey di fay location par weer te xaalis boobu yëpp ay dépenses la yoo xam ne mu ngi foon yoo xam ne daan gaañ bëgg-bëgg bi nga xam ne moom la président am pour mën a fajal askan wi xaalis boobu nag lañ koy récupérer dugalaat ci yeneen secteurs yoo xam ne ay secteurs prioritaires te du tere
administration bi ñu fexe ba yokk dooleem yokk kantanam pour mën a gën a faj soxla askan bi. kon daal jàpp ngeen ne bu leen jëlee dogal yooyu mu aju ci téléphone ak yeneen mesure mooy logement yeeg daamar yeeg yu mel noonu askan bi danañ ci gis seen bopp. loolu moo tax a jóg. mesure yi réforme bi ñuy def nii réforme la yoo xam ne. du pour xeex administration du pour wàññi doole administration. mais fexe ba li tubaab di wax. defar ci loo xam ne lii nga tollool sa doole. nga liggéey ko te da sa des. nga mën ko jël jëriñoo ko benn askan bi. très bien Alioune Badara Diop ma lay sant di la gërëm. merci beaucoup ngoog may fàttali ni yaay secrétaire général adjoint bu gouvernement bi moo nekkoon ganu xibaar diggu bëccëg gi ñu doon wax rek nag ci wàllum téléphone yi ak liggéeykatu nguur gi ak itam dogal bi ci président de la république jël jaarale ko ci ab décret ñu wéyal xibaar yi wax ci leneen mbokk yi muy kasop bu bees ba ne ca Sébikotane dina dalal lu toll ci ñeenti téeméeri doomu aadama ki xamle xibaar bi nag ki di dénk lu jëm ci wàllum tabax mi ca ministère bi ñu dénk wàllum yoon mu amaloon ab tukkim nemeeku ca bërëb ba mu fàttali rek ne tijjite gi ñu ngi koy xaar fi ak ñaari weer gën gaa bari Amadou Abdoulaye Diop la ñuy teewlu kaddu yi mi ngi ko dénk Ousseynou Thiam mu ànd ceeg Ahmadou Bamba Samb. si prison bu Sébikotane prison boo nga xam ne si jargon administration pénitentiaire mi ngi tudd quartier spécial wala quartier à haute sécurité prison bi visité nañ ko def nañu chambre yi nekk si rez-de-chaussée bi yëpp yéeg nañu si kaw gis nañu que néeg yi dañ leen peinture ba pare gis nañu tey tamit que néeg yi dañ leen carrelé gis nañu ni néeg yi ñu ngi ak seeni bunt te prison bi tamit li ñu si wax mooy lan c'est que day respecter les standards nationaux li nga xamante ni loolu ñuy def si àdduna bi tey en matière de prison et bien c'est loolu la ñu sukkandiku pour tabax prison bi waxtaan nañ ak entreprise bi ñu waxtaanee ak ñoom ñu ne ñu dans 2 mois incha allah rabbi prison bi dina pare suñ ko tabaxee mu pare le reste maintenant à la disposition de l'administration pénitentiaire mais ñooñu ñoo indi fii seen i nit 400 personnes dañ la ñu soral pour prison bi bu soobee yàlla. aywa Cheikh Anta Diop ñu sant la gërëm la wax ci leneen muy wàllum politique ci diwaanu Thiès moom yëkkati nañu rek ay kàddu gannaaw ba ñu indi ay coppite ci biir secrétariat national bu parti démocratique sénégalais ña bootu wala boog ñenn ña bootu ca parti ba ca fare foofee ca Thiès ñoom nag président Wade la ñu àndal ak doom ja di Karim ñoom nag itam ñaawlu nañu doxalinu ñenn ci seeni naataango Cheikh Anta Diop say laatiya ginnaaw bi ñu indee coppite lu jëm ci wàllu secrétariat national bu PDS waa fédération bi ëmb ñetti communes yi nekk ci Thiès bokk ci PDS ñoom nee nañ sukk nañu jébbal seen bopp kii di seen secrétaire général national di maître Abdoulaye Wade te lu ñu mën daañu ko def ngir parti bi suqaliwaat. tey la ñu gën a engagé derrière Abdoulaye Wade mi ngi mel ne tey la ñuy doog a dugg PDS damaa dem ci ancien altine ñoom ñëpp ñu jóg taxaw wax ko ma tase ak ñoom Ndiaga Diaw les jeunes ñoom ñëpp ñu jóg taxaw wax ko ma tase ak les femmes responsables yi fi nekk yëpp. PDS Thiès boole nañu seen doole responsable yi nga xamante ni ñoo gëmoon Abdoulaye Wade démb ak bërki démb tey ñëw nañ gën a dugalaat joxewaat loxo di encourager président Abdoulaye Wade di ko féliciter di ko wax ne ñu ngi ci ginnaawam tey ñu ngi ci ginnaawam suba ñu ngi ci ginnaawam gannaaw ëllëg. ci diwaanu Thiès nee nañ lii maître Abdoulaye Wade def de dafa fekk ne dafa bëgg a yeesal bànqaasu parti bi jox ñeneen seeni sens ñoom sax yuppi nañ lu mel ni xamee ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon jiite ci PDS tey jii ñu fas yéene féete ci geneen boor. Abdoulaye Wade mooy kilifa parti bi te parti bi jox na ko matukaay yépp pour fu mu demee ba yaakaar ni war naa soppi mu soppi waaw du consulter kenn du rencontrer kenn réaction de certains responsables alliance Suxali Sow mais damañ la d'abord PDS nanguwul nga nekk ci biiram di fi tuddoo leneen alliance pour Suxali soppi fa la ñële ñu mujj rek fii la ñuy mujj moo tax ma am yërmande ci ñoom ils vont mordre le sable. fédération départementale bu PDS nag nee nañu sumb nañu liggéey bi ba tax na daañu wàcc ci gox yépp ci département bu Thiès gën a ñaax militants yi ngir ñu ràngaayuwaat suqali parti démocratique sénégalais. Cheikh Anta ñu des ci politique ak plateforme taxawu Macky wax ak askan wi ñoom nag la ñu ñaawlu rek mooy patieral gi ñu gis ne ñenn ci seen i naataango yu APR amal nañ ko coordonnateur ba di Maodo Malick Mbaye maire ba futtu ne ñu nag fi mu ne nii moom dañuy takku rek ba dëgër ngir xeexal président Macky Sall saa yu ko jaree moom nag Maodo Malick Mbaye seenu ndaje ak taskatu xibaar yi Habib Faye ak Modou Diop ñoo wujjuloon télévision Futurs Médias.
taxawu Macky wax ak askan wi di plateforme bu bees ñoom ñi maire ba futt la ñuy def ci tekkaaral gi nga xamante ne ñenn ci membre APR yi am nañ ko tax na itam ñuy joxañ baaraamu tuuma. président dafa dem élection am ñi nga xamante ni da leen a àndoon ak ñoom juróomi at wala juróom-ñaari at fu mu jëm yóbbu leen lu mu xam wax leen sagal leen teral leen boole leen ci boppam jël leen ni damay changer ñeneen mais dafa am ñi nga xamante ni ñu concevoir politique moo ñoom bu ñu faluwul rek bokkatuñu ñooñu wëlbatiku ñu ci lu wér ñu wan ni ñii dañ ko waxewul dañ ko waxul mais wane nañ ni wan nañ ko ginnaaw. plateforme bi ne ñoom lépp lu ñuy def rek ci seen sago la ñu ko defee waaye lépp ngir njiitum réew mi moo ko tax a jóg. président de la république dañ koy war a am taxawaay bu ñuy war a am ci wetam xelam dal mu liggéey li mu war a liggéey réussir mais président buñ ko perturbé wala mu dem wala nit ñëpp seetaan ko nii dina dem ba mën na dox ci doxalinam mu sooxe jëm ci réew mi te ñun loolu la ñu buggul loolu la ñu nangul loolu moo ñu tax a jóg. ñu ne lii ab mbetteel la ci ñoom moom mi jiite leen yey yàbbi. mënuñu nekk ci Macky Sall ñu fal ko mu war a doxal am ñu ko war ñu bëgg ñu indil après Macky Sall waaye léegi ñun fii léegi Macky Sall boobu di dem bu dee yàllaa xam mais bu dee léegi fii léegi muy dem mais lan la ñuy def. ñu ne daañu xeexal njiitum réew mi Macky Sall ci képp ka nga xamante ne jóg nga rek ngir saltal nguuram gi waaye tamit ak i adversaire politique yi nga xamante ni defuñu lenn lu dul jéem a suuxal nguurug Macky Sall gi loolee doon na loo xamante nit moo di seen credo. Habib Faye tàggat yaram ak basket coupe du monde bay am ci Chine sunu gayndey basket yi nërmeetu leen nañu ñaareelu ndaje ñaareelu défaite ci seen diggante la ak Australie juróom-ñett fukki poñ ak juróom ci juróom-benn fukk ak juróom-ñett ñu teewlu capitaine ba di Maurice Ndour toftal ca itam Tafa Gaye mi leen di tàggat kaddu yi kii ko taataan di Mor Bassine Niang record bokk ci groupe Futur Média moo ko yebal. loolu la ñu capable loolu la ñu mën a def comparé premier match bi ñu joué tey on a répondu je suis vraiment fier de mes coéquipiers vraiment mentalité bu ñu ñëwee ci match bi j'ai aimé je pense que prochain match contre Canada bu ñëwee ak même mentalité bi yàlla mën nañu am may ndam. C'est une petite déception pour nous parce qu'on pouvait quand même en toute humilité avoir un meilleur résultat si bon voilà notre match c'est match bi di ñëw match match bi di ñëw match qualification la parce que ñu ko jàppee ne tournoi période bi pour ñu dem fa il faut ñu am ndam fii donc dinañ def lépp lu ñu mën pour mën a gagner Canada pour mën a dem ci match classement yi am ci di gën a baax. yegg si nañ ci ponk bu mujj yi li ci yéen kaay yi Modou Mouhamed Ndiaye. jëf tali bi bu doon nit ak i noppam la ñu ne ko mi ngi bëgg a ëppal accident yi bari na lii faatu jéggi na dayo li koy firndeel mi ngi ci xët mu njëkk Le Quotidien juróomi jigéen yu faatu démb ci accident bu am ci diggante Sandiara ak Thiadiaye journal bi nañu benn bis bu yeboon ba fees jóge woon Dakar doon dem kër Maggi ga ca Kaolack ba muy tolloog Faylar mu taw tali bi di tax wata bi tarxiis saaraan këpp juróomi nit faatu ca ñoom ña ca faatu ñëpp ay jigéen lañu fanweeri nit jële ci ay gaañu-gaañu ca fanweer yooyee am na ci ñaar fukk ak ñaar yoo xam ne seeni gaañu-gaañu mitti na lool ginnaaw bi ca la ñu leen rawalee ci hôpital bu Mbour enquête dina kay nañu ñaari accident ñu am ci réew mi benn bi mooy ba am ci Mbour ba juróomi nit faatu ci bu weesoo boobee waa ji di Cheikh Amar moom it sa def na accident bu mitti ci yoonu Touba wi Vox Populi nañu yàlla baax ne kon tey kenn waxatu ko ci kaw autoroute Ila Touba gi la accident bi amee auto Range Rover bi mu duggoon jóge woon Touba oto ba këpp def ay tonneau yu bari li leen di accident bi journal bi nañu mooy benn pëna wata ba moo wekkee ko moom Cheikh Amar tànk bu damm ak i gaañu-gaañu ci mbagg mi la ci jële ña ne woon ca wata ba it mu di chauffeuram ak ñaari garde corps am ñoom it jële nañ ci ay gaañu-gaañu Les Échos nañu Touba la ñu jóge woon doon ñibbi si Ndakaaru ba ñuy tolloog Touré mbondu ga ca Njaareem fa la ñu accidenté ñu jël leen yóbbu leen hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba ginnaaw bi ci la ñu jëlee Cheikh Amar indi ko hôpital principal tànk ba moo damm am na it ay gaañu-gaañu ci mbagg mi ñu wàcc tali bi dugg Sangalkam ubbil L'Observateur coowal suufa nga ne fa cobbay ab pàkk di titre foncier 849R bu ñu baaxe woon waa ISRA ci Sangalkam moom la ay kilifa yu nekk ci réew mi saax-saaxee ngar dajjoo ko ca kilifa yooyee teg loxo ca suuf sa ñoo nga ciy dégg turu ministre Omar Gueye maire bu Sangalkam ay ministre yu nekk
ci gouvernement Macky Sall bi ak i ministre yu ca nekkoon ay général d'armée yu nekk ci réew mi ak yeneen i borom daraja suuf soosee nga xam ne dañu ko baddiloon waa ISRA ngir ñu def ci lu soxal domaine agricole communautaire boobu ba léegi dara amagu fa ndax ay kilifa yu nekk ci réew mi ñoo ko dagg dëkkee dëkk bi coowal suuf bari na fi ndax journal La Tribune mi ngi ñuy wax beneen mafia ci suuf si bu waa Descos feeñal ca Dalifort Touba Seras journal bi nañu am na ay agent yuy liggéeye ca mairie bu Dalifort ca service urbanisme ca cadastre ak ci impôt et domaine arrêté nañu leen ba yóbbu leen ca tribunal grande instance bu Pikine Guédiawaye atte leen atte bor fay la wolof wax président Macky Sall ak yaxanal gi mu namm ci téléphone état bi caaxaanu ca Les Échos nañu président coupé na ligne yëpp andi ay forfait Macky léegi ministre d'état yi ministre yi ak secrétaire yi 300 000 francs la ñuy am par weer procureur yi ak ambassadeur itinérant yi ak secrétaire général ministère yi ak directeur de cabinet yi conseiller spécial ak conseiller technique yu président léegi weer wu nekk 100 000 francs la ñuy am ci wàllu téléphone chef de cabinet yi ak assistant particulier yu ministre yi ñu leen di jox 35 000 par mois forfait Macky Sall fa jaar suur soit nañu bu noppee ci loolee moom président de la république nar naa jàll ci leneen ndax remaniement gi ñuy wax ne moom lay waajal ci gouvernement bi remaniement du am ay joyandi di réajustement lay def yéenekaay bi nañu ba mu demee ca France it wax na militant ya fa nekk ne du ma nangu ku bokk ci parti bi di taxawal benn mouvement fii ci France ministre bu ci am ay ambition bàyyil ba sama mandat jeex nga soog koo fësal quotidien xëy fësal ci xët bu njëkk mbirum dialogue national ak danse bu mu ci gis journal bi nañu bari nañu am ay jafe-jafe ci seen biiri parti ndax dialogue national bi ku ci mel ne Omar Sarr bu parti démocratique Sénégal ak professeur Cheikh Issa Sall bu PUR wuy ji gëñu wuy ji woon ca lancement dialogue national ba tax na ba seen waa parti xajootuñu leen moo leen jural coono yi ñu nekkee Ousmane Sonko ak ñaari xaritam yu ñuy tuumal ak ngóor jigéen ñoo ngi cib coono ñoom it l'observateur nañu ñett lañu Ousmane Sonko Yaya Seydi ak Mathias Mendy dañu leen a jàpp ca stade Aline Sitoé Diatta ba ca Ziguinchor ñuy def affaire ngóor jigéen ba ñu leen yóbboo gendarmerie it weddi wuñu ko Yaya Seydi nangu na ne moo ci dugal Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko dafa bëggoon téléphone portable Yaya Seydi ne ko boo séq ak man sëy ak man dinaa la may téléphone portable Ousmane Sonko dëggal ko ca kanamu enquête kat ya nee na dafa bëggoon téléphone portable moo tax mu nangoon a sëy ak Yaya Seydi ka ca des di Mathias Mendy moom nee na méttitu biir moo ko sonal mu demoon seeti benn guérisseur togolais guérisseur bi ne ko boo bëggee tàggoo ak méttitu biir ko da ngay sëy ak góor saa yu la daanalee. Mohamed Ndiaye ñu sant la gërëm la sant leen yéen tamit ci safoo bi ak kóolute bi rédaction bi dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla desandi leen ak suñu programme jërë ngeen jëf ci seen safoo cofeel bi ak kóolute bi ñu yendu jàmm